Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Suñu enseignant mooy Ndongo Diop mu nekk Diourbel nekk enseignant depuis bi xeex bi amee ba léegi moom ci kaso bi moom ak 21 jeunes yu dëkk Diourbel def nañ ci nag xool Ndongo lan moo tax ñu war ko téye ba léegi nii te ñu libéré ñëpp ba léegi ñun mu jaaxal ñu dégg ni juge Diourbel bi moom moo ko téye ak 21 jeunes téye leen en otage pour saccager bi ñu saccager tribunalu Diourbel bi ñuy wax monsieur le juge pour nga libérer les 21 jeunes parce que loolu dafa gën ci ñëpp parce que ñi dee 14 jeunes yi Macky Sall rey 14 jeunes yi ministre de l'intérieur rey 14 jeunes yi homme politique yi rey 14 jeunes yi nga xam ne ni mbër yi ñoo leen rey 14 jeunes yi dee ngir Sénégal nekk ci jàmm ngir Sénégalais yi mun a nooy ngir Sénégalais yi jóge ci xiif ngir Sénégalais yi jëriñoo seen ressource minière 14 jeunes yooyu ba léegi justice bi amul kon war nga daw man yow fekkee ni juge nga te li ngay woote dëgg la ci yow da nga bëgg protéger Sénégal nga nekk juge ñun ñoo ni xaar procès 14 jeunes yooyu homme politique yi rey ñoom Yakham Mbaye waa PS ñoom Idrissa Seck ñoom Macky Sall ak ministre am yeeg ak député am yeeg ak policier am yeeg ak gendarme yi ndax 21 jeunes yi nga jiin ñi ñoo saccagé tribunal Diourbel jàpp nañ fi sëriñu daara jàpp nañ ko fi ay Baye Fall dem yàq tribunal jour bi Baye Fall yàqee tribunal bi da ngeen ci jour boobu même pas 5 minutes ngeen libéré sëriñu daara bi mu dem sëriñu daara boobu nee nañ xale la doon maltraité ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët kenn waxul kenn ñaawul mooy rek justice bi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey Ndongo Diop enseignant la ni sëriñu daara boobu di jàngale ni sëriñu daara boobu xëy na li mu defu ko ngir benn tarixa wala defu ko ngir benn sénégalais mais da ko def pour le peuple sénégalais ndax li fi ne gàññ ñun ñëpp gis nañ ko jeunes yu génn saccagé tribunal bi mooy justice ci Sénégal ñun lañu amatul yaakaar justice ci Sénégal moo ñu jëriñul ndax gis nañ fi ay dossiers yi Macky Sall taxaw Sénégal yëpp toog mu ne maa si teg sama loxo ay ñoom dossier ay la jong mi génn bërki démb dem ànd ak ñoom Mbour ak Sow ay dossier ñoom Idrissa Seck ay dossier ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo jëriñoo deretu askan bi ñi ñu war a traquer Sénégal du jeunesse bi ñi ñu war a traquer Sénégal du jaaykatu boon yi ñi ñu war a traquer yow Sénégal du triant yu ndaw yi ñi ñu war a traquer yow Sénégal mooy 50 kilos cocaïne 750 kilos cocaïne yi ñu jàpp bërki démb ñu xëy suba ñu sàcc ci ay 100 kilos kenn du wax ñi ñu war a traquer Sénégal mooy Mbaye Ndiaye Prodac mu sàcc ñu 29 milliards ñi ñu war a traquer Sénégal mooy rakku goro Macky Sall mu dóor suñu 600 rakku Macky Sall bi dóor suñu 600 milliards gorom lekk suñu ñaata suñu 1000 milliards bi pandémie bi amee ñooñu la ñu war a traquer ndax li booy Diourbel yi def pandémie bi dafa jot amuñu benn aide alimentaire yow monsieur le gis amoon nga droit nga dem nga vérifier ndegam booy Diourbel yi ndegam amoon nañ ci aide alimentaire bi ndegam booy Diourbel yi am nañu liggéey ndegam booy Diourbel yi lu tax ba booy génn saccage tribunal bi lu tax boobu yow monsieur le juge moo tax ñu jox la pour nga àtte nekkoo juge bu Macky Sall juge du peuple la Macky Sall fayu la day dem peuple bi moo lay fay te da nga am njaboot xëy na yow sa njaboot ils sont à l'abri ndax ànd nga ak état ñuy lancer appel ak ñëpp ak journalistes yeeg homme politique yeeg activistes yeeg ak képp ki nga xam ne ni yaa ni nekk Sénégal am na 21 jeunes yu juge Diourbel bi teg loxo téye leen en otage accusé leen li nga xam ne ni amul si preuve ni ñoom la amul preuve ni ñooñu mu jàpp ñoo ko def jeunesse moo révolté wu jeunesse bi moo révolté wu li tax jeunesse bi révolté wu posez-vous la question jeunesse du Sénégal sonn na 21 jeunes yooyu dee 14 jeunes yooyu dee si affaire bi kañ la ñuy am justice ñun ana ñi leen rey
lu tax ñu rey leen mais du ay jeunes jóg saccagé nga jiin leen ni ñoo ko saccagé te ñu ko saccagé mooy nervi yi Macky Sall yónni woon ñoo saccagé tribunal Diourbel bi ñun am nañ si ay preuves yu ñu leer ni boo yooyu defuñu dara dañoo génn manifester yow pacifiquement policiers yi sànni leen ay lacrymogène defal sa enquête kenn terewul la nga def sa enquête mais enquête bi na nga tëddee ñaaxaanaay enquête bi du question ñu yàq ñi faat bakkan moo gën a rëy que ñu yàq 14 jeunes ñoo dee am ñu ci yàq seen loxo 14 jeunes ñoo dee am ñu ci yàq seen loxo libéré leen 21 jeunes yi ngeen téye en otage moo gën parce que doo leen libéré wul leneen dina xew ci biir Diourbel boobu te ñaanuñu ko yàlla ñu demaat ci li ñu demoon ndax xalif bi jóg na nañu ñu dal ma ne leen ab gone rek di toog ci yoon toog du noppaluku ci taatu garab teewul ni dinañ yegg fu ñu jëm mënu leen ñu tiital mënu leen ñu xoqatal mënu leen wàññi ci li ñu bëggee réew mi suñu bëgg-bëgg ci réew mi mooy li ngeen waroon def ci ñun patriotisme li ngeen waroon def ci ñun mooy jom li ngeen waroon def ci ñun mooy ñu bëgg réew mi ba ñu gënal ñu lépp yàlla nattooñu loolu ay jeunes jóg wan ni dañoo bëgg Sénégal dañoo gëm Sénégal dañoo bëgg defar Sénégal dañoo bëgg Sénégal dem ci kanam ñu jóg révolté wu sëriñu daara bi dafa yàq dañ ko tëj 24 heures ñu saccagé tribunal ba ngeen bàyyi mu dem ñu rey 14 jeunes 21 jeunes ngeen téye leen ak 14 jeunes kon war nañu xoolaat justice en demi mesure li fi nekk bëri na li homme politique yi rey bëri na 40 jeunes yu dee ci bato bi kan moo leen rey kan moo leen rey boo yi daw di jël gaal gi monsieur le juge kan moo leen rey kan moo leen ñàkkaloo yaakaar kan moo leen teg gàcce ba ñoom ñu daw di génn réew mi ay jeunes la naa nekk ñu 14 jeunes mais ay milliers de jeunes dee nañ ci océan Atlantique bi bato la Joola kan moo leen rey homme politique yi ñoo leen rey 2011 ñi deewoon kan moo leen rey homme politique yi ñoo leen rey homme politique yi daal du fekkee ni ñoom ñooy rey justice du leen topp du fekkee homme politique yi ñoom ñooy détruire jeunesse justice du leen topp dafa mel ni homme politique yi ñoom ñooy yàllay Sénégal yi ñoom ñooy mawti ñoom ñooy xool ku leen neex ñu rey la ku leen neex ñu détruire la ku leen neex ñu sànk la mais ñun amuñu droit révolté wu ñun amuñu droit monter suñu résistance Ndongo Diop sama gars yi enseignant la mu nekk un homme digne nit ku baax ki nga xam ne ni taamu nañ métier bi muy def ndax la ko yàlla dénk la lay sàmm mooy kii enseigné kii defar xale ëllëg kii defar ministre kii defar député kii defar journaliste kii defar procureur kii defar doomu aadama ngir mu am lu mu jëriñoo ci àdduna war leen ko woon sax téye ak 21 jeunes ba léegi en otage ngeen téye leen ba pare di leen maltraité parce que seen doom nan seeni raq nan seeni frère nan la may wax rek li Malcolm X di wax rek tant que l'homme noir n'arrêtera jamais à frapper l'homme noir l'homme blanc ne nous respectera jamais te loolu la ñuy dund Sénégal dafa am ay valeurs yi fi mag ñi bàyyi dafa am culture yi fi mag ñi bàyyi loolu yéen ngeen ñu xañ ay mag yu baax nag ay mag yu xam ne tegaloon nañu un projet de vie bi ñu waroon topp ngeen génne projet de vie boobu indil ñu un projet doctrine mooy li nga xam ne ñun mënuñu ko jëriñoo li nga xam ne dañ ci am jiixi jaaxa sa xel saa su ne mooy ànd boo bàyyi rek doo bàyyee sa ànd rek toog si beneen ànd rek dina lakk sa taat te ànd bi ngeen toog di diriger réew mi ànd boobu mooy lakk suñu taat suñu maam Cheikh Anta Diop wax na ko te ba léegi loolu la ñuy dund loolu moo ñu dal loolu moo ñu naat noot ngeen jeunesse bi noot ngeen sénégalais yi ba suñu xel yi dañoo ràgg waaye yàlla bu dara tëwul yee nañu xippi suñu bët ne ñu réew mi ndaw yi laa ko dénk ndaw mooy defar réew ndaw mooy jëriñ réewam ndaw yi jóg ngeen waroon ñu encadrer waroon ñu motiver ngir li ñu jóg song ngir réew mi jëm ci kanam na justice tëddee ñaaxaa ñaay nee neen démocratie la na justice tëddee ñaaxaa ñaay li fi am na fi am nañu dee am nañu ñàkk seen loxo am na ay mbir yu yàqu yàq nañ ay Auchan yàq nañ ay Total li fi bëri yàqu na te bu ñu seetee ba seet xam ngeen ni nervi yi Macky Sall yónni woon ak ñoom Yakham Mbaye ak waa PD ak waa PS ak Idrissa Seck ñi mu boole woon ci xeex bi ñooñu ñoo yàq li fi am yëpp ñun yàq ñu ko li fi xew yëpp ñun defuñu ko
ñun marche pacifique la ñu woote ñan ñoo ñu sànni rek ñu mojan ñan ñoo ñu rax ñan la ñu gis ñu yor ay armes ñan ñoo ñu gis ñuy tirer ci kaw nit ñi ñun yoruñu ay armes ay xeer la ñu yor ba pare nag gën leen bëgg réew mi loolu rek moo taxoon ñu motivé wu ndax réew mi li fi xew dafa metti duñu toogee ñu ñuy rey par kenn duñu toogee ngeen ñuy xiifal ba ñuy daw réew mi duñu toogee ngeen ñuy xiifal ba ñuy sàttante suñu biir duñu toogee ngeen ñuy xiifal ba ñuy rayante suñu biir ngeen xam ne y'a problème Sénégal problématique la kon problématique ay problème moo koy régler te ay problème la leen jeunes yi indil tegal leen ko seen tànk ngir ngeen mun ko régler nii ngeen ñuy def di traquer 21 jeunes téye leen en otage lu ñu indee lekk doo leen nangu ñu lekk boo yaa ni def grève de faim ndax yéen leen xañ lekk yéen leen ñuy forcer pour ñu def grève de faim am na 7 jeunes yi nga xam ne ni dañ ci feebar nanguwu leen sax ñu évacuer leen yóbbu leen hôpital am na ñaari jeunes yi nga xam ne doxatuñu te ñoo ci biir prison bi seen tànk yi mënatuñu jóg mënatuñu taxaw ndax nañuy toogee 72 heures benn yoon la ñuy am heure benn yoon 15 minutes ngeen leen ñu may pour ñu génn ñu def cours boo yaani foofu ils sont très fatigués di nga yow nag di nga leen rey di nga rey comme ni nga reyee woon 14 jeunes yow monsieur le juge parce que si nga bokk 14 jeunes yu dee yow complice si nga te di nga ko layoog sa borom di nga leen rey comme ni booy yi dawee di daw si gaar gi parce que état moo rey jeunesse bi defu leen dara liggéeyu leen dara emploi des jeunes emploi Barça wala Barsaq ngeen ñu jox leen ñu dara emploi des jeunes agression dem ngeen ba nga xam ne ni li noir yi doon def pour réussir États-Unis ñun moom la ñuy def ngir réussir suñu réew doo deful sport defoo way wala defoo agression wala defoo soubise doo mën réussir Sénégal loolu ngeen ñu indi la ñu indi loon esclave yi en 1960 jamonoy ñoom Malcolm X si un noir américain veut réussir day def sport wala mu def way wala mu nekk si soubise bi wala mu jaay dorog tey seen doomu sénégalais pour mu réussir si biir dëkkam day jaay dorog wala mu sàcc wala mu immigré wala mu def làmb wala mu nekk waykat pour réussir ñun dañoo désolé si réew mi mais doo la ñu jéem ngeen def pexe bu nekk pour jeunesse bi baisser les bras def ngeen pexe bu nekk jeunesse baa ni daw mais am na un jeunesse conscience am na jeunesse bu baax bi ndax mbalit bu bon bi ngeen doon force yu bon yi ngeen doon xasaw bi ngeen ñu xeeñ ngeen ñu génneel engrais bu baax ndax lu bon yàlla da ciy génn lu baax ay mag yu bon la ñu am ay juge yu bon la ñu am ay homme d'état yu bon la ñu am yu forox yu yées mais seen bon boobu ak seen yées boobu si la yàlla génnee engrais bu baax bi engrais bu baax bi mooy Ndongo Diop engrais bu baax bi mooy Guy Marius Sagna mooy Clédor Sène mooy Karim Xrum Xax engrais bu baax bi judd na partout dans le Sénégal rawatina ñu immigré yi nekk à l'extérieur dem yàlla nattu leen ñu tukki gis le développement li ngeen ñuy naxee le développement ñu xam lan mooy démocratie ñu dund ko xam un garantie de vie doomu aadama ni ko yàlla fonkee doomu aadama li ko yàlla teralee yàlla nag taamu si ay doomu sénégalais yi lépp mu jox leen ko si seen weewu tànk lépp yàlla jox ñu ko si suñu weewu tànk muy gaz pétrole zircon cuivre mercure bois fer sel océan Atlantique 365 jours ensoleillés ñu am lac am ndox manqué wuñu dara lan lañu borom bi desal mais nag la may wax rek yàlla du la jox lépp dafa am loo xam ne yàlla daf ñu ko xañ te loolu ñun la ñu gis ni yàlla lii la ñu xañ lii moo ñu tere pour ñu dem lii moo ñu tere pour ñu développer mooy suñu tubaab yu ñuul yi Cheikh Anta Diop daan wax mooy suñu tubaab yu ñuul yi Mamadou Dia daan wax mooy suñu tubaab yu ñuul yi suñu frère suñu papa Omar Blondin Diop daan xeex ba ngeen rey ko Senghor dafa rey soog fi jóge bi muy tëj Mamadou Dia 100 jeunes la rey Omar Blondin Diop Abdou Diouf dafa rey waa Casamance Abdoulaye Wade ñëw rey 14 jeunes rey waa Batolo Joola tey Macky Sall di rey ngeen ñi seetaan Macky Sall di rey jeunesse am di détruire jeunesse am ba léegi am na ay ñoom juste dem ñu démissionné armée bi ñu démissionné police bi ñu démissionné gendarmerie bi ñu démissionné ñi baax ñu nekk seen biir yëpp daw nan ndax bañ nañu am gàcce du ëllëgee ñu wax leen si ngeen bokk ndax médecins yi ñoo ñu daw enseignants yi ñoo ñu daw ñëppaa ni daw Sénégal mais am na ñu leen taxaw face ne li ngeen ñu def kii wax lay bañ ñun dineen wax te dineen jëf
ndax wax day ànd ak jëf mais dinañ ko jëfee si xel ba pare dinañ ko jëfee si wax ba pare dinañ indi xam-xam soo ko indi jëf ndax foofu lañ toll ak yéen ndax ay mbaam lañ ko sekkal ay traître lañ ko sekkal ay nit yu bon lañ ko sekkal da ngeen xam ne li leen Sénégalais yi di fay salaire bi ngeen ñu am ba tax ngeen ñu jaamu xaalis ba tax ngeen ñu not doomu aadama jigu leen te seen njaboot dina torox ndax nee naa leen yéen a ñu féetee mag te da ngeen yor suñu avenir yéen a ñu féetee mag te da ngeen yor suñu constitution yéen a ñu féetee mag da ngeen yor suñu éducation yor suñu économie yor suñuy droit te yéen a ñu féetee mag mais ñoo leen féetee ndaw ñun ñooy féetee ñun ñooy yore avenir u Sénégal te la vengeance c'est un repas qui se mange froid di leen fayu def leen lu leen neex Ndongo Assane ak Guy Marius Sagna Ousmane Tounkara liggéey ñi def yëpp seen njaboot ils vont payer le coup am na ñu naan sax ku jekku day baale am na ki naan sax bu ñu foyantoo mais yéen foog ñu war leen exemple foog ñuy jël si yéen exemple ndax dëkk yu bëri dañoo def ay exemple nit ay nit xool si ngir dëkk bi jaar yoon ñun amaguñu loolu indil ngeen ñu fi feet bu nekk wax ngeen ñi fi façon wax bu nekk le Sénégal indil ngeen ñu fi façon projet bu nekk lu nekk proposé ngeen ko mënul dem li dem loo Sénégal mooy dëgg justice mooy 50% doomu aadama justice mooy 50% doomu aadama ñu yàlla yónni ñëpp ci kaw suuf muy yonant muy boroom xam-xam muy lépp yàlla daf leen yónni rek ngir ñu feeñal dëgg te teg dëgg rek moo ñu mun jëriñ nañu teg réew mi ci dëgg réew mi nañ ko teg lu dëgg lu kenn moomul ñëpp nekk ci ay volontaire le Sénégal nous tous on est volontaire kenn mënu ci dàq kenn mënu ci soppi kenn dëkk bi duñ koy defar dañ naan démocratie ñu indi ñu suñu modèle démocratie duñ ko jéggaani république du Sénégal wala république sénégalaise nañu xoolaat wax ji la langue doctrine bi ñuy imposé ki ko jàngul sax doo intellectuel su ma pose le mot qu'est-ce que ça veut dire un intellectuel lan mooy intellectuel gars yi nee neen ki am niveau seconde mooy intellectuel yéen a ñu nax seen bopp yéen ñu jàppee seen bopp ak intellectuel yéen ñu jàng la langue doctrine yéen a ñu nax seen bopp ndax li ñu dal yëpp ñu koy teg yëpp Cheikh Anta Diop la ñuy génne université Cheikh Anta Diop et mon cher Cheikh Anta Diop nous disait un intellectuel c'est quelqu'un qui savoir servir son peuple c'est ça un intellectuel quelqu'un qui savent servir son peuple c'est ça un intellectuel ñan ñoo ñuy servir baykat bi bay dugub bay naajo bay xorom bay suppome ils savent servir son peuple parce que moo ñu jéem a atteindre autosuffisance alimentaire le pêcheur qui va en mer qui dort là-bas pour amener des poissons pour ñu am ceeb bu neex mun a lekk doomu aadama ça c'est un intellectuel parce que ils savent servir son peuple kii def élevage pël bi nga gis mu yor yatam di sàmm si àll bi ay kilomètres pour atteindre autosuffisance en viande c'est ça un intellectuel uude bu toog di ëw dàllaam ngir nit protéger ay tànkaam ni muy doxee c'est ça un intellectuel arrêtez de nous mentir vous yéen ñi am niveau d'étude bi ngeen ñu wax j'ai un niveau d'étude je suis un intellectuel je me pose toujours la question est-ce que xam ngeen ki ñu tuddee université bi lan la doon wax mooy signifier le mot intellectuel c'était un savant c'était un jeune Cheikh Anta Diop lu ma gisee muy génne genre doomaraam yu mel nii genre imbécile yu mel nii genre traître yu mel nii sax man j'ai peur yéen ñëpp nag génnee université Cheikh Anta Diop yéen ñëpp ñuy wootee seen bopp intellectuel ak niveau d'étude boo mënti am lan ngeen jëriñ réew mi mon cher Serigne Touba c'était un intellectuel daan sanc ay dëkk di defar ay doomu aadama ak ñeneen ñi ko fi def ñi jëriñ réew mi ba réew mi taxaw ñu war a jël ci ñoom ay valeur kenn jàngu ci nasaraan mooy rek ki lay jàngal moo lay nax te yéen li ñuy jàng moo ñuy nax Sëñ Touba daf ñu indiloon yar indil ñu un projet de vie ne nañu yar xale yi ñoom ñu indil ñu éducation boo deful éducation doo mën a bokk Sëñ Touba ne nañu yar xale yi yar ak éducation dafa am différence yar ku koy def mooy ku yaru yar ki koy def mooy ku am xam-xam yar ki koy def mooy ku am vision yar ki koy def mooy kii tabax doomu aadama ay valeur kii Sëñ Touba du la daan yar dana naan la buy fen
doo fenee lii moo la siy fekk suñu borom dina la alak doo fenee di nga am gàcce ñun lan lay wax il faut pas mentir moom la ñuy jàngal ci école ba il faut pas mentir seulement foofu la ñuy yem mais kële di la yar di la tàggat dina la ragalloo ba yow di nga ragala wax lu dul dëgg ndax dëgg mooy genn wàll doomu aadama ñi ñuy jàngal yépp fen lañ ñuy jàngal ak ni ñuy naxantee suñu biir nan la ñu waxee ni dëkk bi démocratie la on a les mêmes chances de réussir on a les mêmes droits de réussir nan lañ ñu ko mën a waxee tey baykat bi nàcc xam suuf si xam ban instant la war a jug kooku du intellectuel kay toog di jël baatam réewam sa assemblée nationale jàngul mun nañ wax ni sax jàngul amul xam-xam bi ñu ne kooku moo war a gën a jëriñ réew mi te baykat bi xam ni lii jëriñ doomu aadama ak ban moment la war a ji samaasam ban moment la war a arrosé la ma Cheikh Anta Diop di wax que la ñuy jëral baat si mbay mi que la ñuy voter budget agriculture doo ko waxee mu defar ruuj sax xamu ko doo ko waxee xar ñaata mois lay ëmb sax xamu ko dëkk bi daal nii la ñuy def dëkk bi daal lii la ñu bëgg dëkk bi daal kenn du wax dëkk bi daal kenn warul xeex àdduna xeex la jeunesse bi àdduna xeex la Ndongo Diop dafa xam loolu Assane Diouf xam loolu Guy Marius Sagna xam loolu Clédor Sène xam loolu Ousmane Tounkara xam loolu ñi xeex rek ñooy jëriñ àdduna ñi xeex ñëpp nag ay visionnaire na ñoom la yàlla taamu ñi xeex rek ak ñi nekk ci réseaux sociaux yi di commentaire di partager nekk ci combat bi nekk ay jigéen ak foo mënti bokk rek yow yàlla boole na la si ñuy xeex si ñu nar a diriger Sénégal ndax xeex bi danga ko war a xeexa ñi koy xeex ñëpp ay visionnaire na ñi koy xeex ñëpp dañoo bugg jëriñ suñu réew bañ naan la république sénégalaise pas la république du Sénégal ndax lu ñu jéggaani rek moom ngay dégg du Sénégal kon nañu wax la république sénégalaise ndax sénégalais li ko tënk dafa baax sénégalais li ko defar dafa baax li ko doonal Sénégal dafa baax choix rek la ñu amoon ñu bàyyi ko ak benn nit mu tànnal ñu choix rek la ñu amoon ñu bàyyi ak benn nit mu diriger ñu ba léegi héritage am nekk fi muy Senghor Léopold Sédar Senghor héritage am moom la ñu tegal ba léegi Senghor Cheikh Anta Diop tubaab bu ñuul la ko daan wooyee tubaab bu ñuul la taxoon mu ko daan wooyee tubaab bu ñuul moom xam na ko bi ñu gëstoo tubaab bu ñuul mooy lan moo fi des ba léegi barki démb moom la ñu xalifa bi wax la fi seen maam Serigne Touba doon xeex moo fi nekk ba léegi man maa leen ko waroon jàngal mais duma leen ko doon jàngal mu yéex mais am nañ ñu ko jàngal mu gaaw ndax gëstu ji nañ wuti nañ xam-xam ngir Sénégal li koy defar yomb naa nañu teg réew mi si dëgg rek justice bañ a ñuy teg dossier di ko nëpp Ndongo Diop sama gaay buñ ko bàyyi mook Ousmane Tounkara mënoo sa combat ak juge Diourbel bi bu téye 21 jeunes tëj leen ci kaso bi pendant 40 jours pendant 2 mois booy ñoo ni sonn foofu ils mangent pas à leur faim kenn mënu fa am visite am nañ 17 jeunes yi nga xam ne dañoo feebar am na ñaar yi nga xam ne doxatuñu duñ leen teelul wattu lu maam Cheikh Ibra Fall doon wax bu ñu voté nañu wattu réew mi lan mooy wattu réew mi mooy ñu sàmm ñëpp teg ñëpp sur le droit chemin nañu wattu Ndongo Diop ak 21 jeunes yooyu nañu wattu jeunes yooyu nekk si biir kaso bi parce que sonn na jeunes yooyu nekk si biir kaso bi ñoo ñuy yuuxu jeunes yooyu nekk si biir kaso bi li ñuy dund metti na les 21 jeunes lan leen wattu sama gars yi l'heure a sonné ñu wattu leen na fa Ousmane Sonko dem Ousmane Sonko na nga dem Diourbel ci kaso bi nga xool ñooñu lan la ñuy dund Guy Marius Sagna Clédor Sène Assane Diouf jóg leen ñu dem Diourbel ñu programme kañ la ñuy dem Diourbel seeti ñooñu parce que soxla nañ ñu te li tax ba ñu accuser leen loolu du ñoom li tax ba lii am du ñoom lépp rek Macky Sall la ak gouvernement ñoo waral lii ñoo waral jeunes yi révolté wu ñoo waral jeunes yi di dee si océan Atlantique bi moo waral jeunes yi di dee si désertu Libye bi moo waral ni jeunes yi amatuñu yaakaar seen réew moo tax jeunes yi di agressé moo tax jeunes yi di sàcc moo tax xale yi jigéen ñi sax di jaay seen bopp ngir dund Sénégal dafa metti sénégalais bëggul gàcce sénégalais boo gis moo ni ñaan yàlla tekki sénégalais boo gis moo ni ñaan yàlla jëriñ dëkkam sénégalais boo gis
duy ñaan day ñaan yàlla jëriñ ay waajuram mais ma ne leen lenn rek fenn rek la ñu juumee du ay milliards mooy jëriñ waajur du tekki bi ñuy wax mooy jëriñ waajur du réussite bi ñuy wax mooy jëriñ waajur sam papa daf ma ko daan wax Pa Omar ma ne ko naam mu ne ma lenn rek nga ma mën a defal sama xol sedd ma ne ko papa mooy la mu ne ma bu ma teg gàcce bu ma yóbbu màq bu ma jëndal kër bu ma wutal oto mais bu ma teg gàcce wax bu am solo mu ne ma loolu rek la doom mën a defal waajuram te lii ñuy def gëm nañ ni teguñu suñu waajur yi yow gàcce lii ñuy def gëm nañ ni jëriñ nañu Sénégal ndax c'est le combat de la vie xeex bi ñun ñëpp danga ko war a xeex bi ñun war a ñu si tàyyi xeex bi ñun war a ñu si décourager dañoo war a gëm ni la réussite du Sénégal le Sénégal qui sera le Sénégal de tout le monde moo ni suñu loxo ñun ñëpp képp kuy jeunesse rek da nga xam ni la réussite du Sénégal moo ni sa loxo yow la ko yàlla dégg ku si nekk rek na nga indi li nga ameel suñu Sénégal ndax ñun ñoo ko ameel boran li nga jaay yëpp suñuy parents yi la sama papa la seen maam la sama maam la kon ñun la ko yàlla jox héritage du Sénégal teg ko nag suñu loxo ñu war ko sàmm war a doon suñu àjjana mu war a doon suñu àdduna war a doon suñu réussite tey ak ëllëg kon jeunes yi ni ngeen téye seen Sénégal Macky Sall mënu leen ko téyel dénkoon nañ ko Abdoulaye Wade mënu ko téye dénkoon nañ ko Abdou Diouf mënu ko téye Senghor mi ngi ko dénkoon daf ñu jaay loolu la ñu war a récupérer suñu Sénégal nañ ko téye ak suñu loxo bu nga ko dénk juge bu nga ko dénk homme politique bu nga ko dénk kenn ki nga xam ne ni conflit d'intérêt am lay dundee Sénégal na ko nekk téye suñu gaal la na ko nekk joow bu kenn tàyyi na ko nekk jëriñ réew mi dañoo toll fu ñu war a jëriñ réew mi ñun jeunesse bi sa âge moo xam ne juróom-ñaari at la 7 ans ak sa âge fu mu yem réew mi mooy laajte rek li nga ko ameel dëkk yi développé yëpp ku si nekk da nga indil sa réew yow li nga ko ameel ndax réew mi jëm kanam nañu liggéey ngir ëllëg ndax loolu mooy intellectuel ah pour man lan mooy intellectuel mooy ki am vision liggéey ngir ëllëg ngir liggéey yow boo dul fekkee ngir njëriñ boo dul fekkee c'est ça un intellectuel qui pense à les autres ki nar a sacrifier àdduna ngir génération bu war a ñëw Omar Bolona Diop bu mu ñu gën a gore 27 ans mu sacrifier la ay fam tax ba tubaab nekkul ministère de l'intérieur tax ba tubaab mënul nekk député tax ba tubaab mënul nekk ministre tax ba tubaab mënul nekk président c'est ça un intellectuel c'est ça un visionnaire sacrifier la ay fam àddunaam ci 27 ans toll ci ndaw ëpp ñu xam-xam nag ñëpp Senghor xam-xam bi ñu doon wax sax littérature la def sax daqa rawoon ci document yëpp raw tubaab ci façon jàng bi ñuy jàng moo engagé wu ngir jëriñ réewam ngir sacrifier laay fam ngir man mi fekkeewul dundam ngir yow mi may déglu ngir képp kuy sénégalais Cheikh Anta Diop il l'a fait Mamadou Dia sacrifier laay fam 12 ans de kaso ngir la ngir jeunesse su Sénégal Macky Sall du sacrifier laay fam pour jeunesse su Sénégal day daw tàppet la Abdoulaye Wade sacrifié wul laay fam ngir jeunesse su Sénégal dafa sacrifié laay fam ngir doomam Karim Wade Issa Seck du sacrifié laay fam ngir jeunesse su Sénégal ñi fi nekk ñii ma gis góor yàlla yi ma gis te ñuy woddu mbubboo der bu ñuul te si biir ñu weex tàll duñu sacrifié seen laay pour jeunesse bi kon jeunesse bi bu ñu nelaw nañu téye suñu Sénégal ak suñu fukki loxo nañu téye suñu Sénégal ak suñuy tànk nañu téye suñu Sénégal suñu bakkan xam ne mooy suñu àjjana kenn duñu ko defaral la ma sama maam doon wax rek chinois yi ñëw nañ duñu defar Sénégal dañuy jëriñoo Sénégal dem français yi ñëw nañ duñu defar Sénégal dañuy jëriñoo Sénégal dem Inde yi ñëw nañ duñu jëri Russes yi ñëw nañ ñëpp dinañ ñëw ndax li ñu yàlla jox teraanga mooy suñu weewu tànk saa ñu ñëkkatee suñu tànk di daw réew mi ñoom ñu bis fees ci biir réew mi di ko jëriñoo kon li ñuy jëriñ ñun ñëpp yàlla def na ko suñu weewu tànk nañu sëgg for sëgg nag for moo ñu jafe ñun ñëpp nañu sëgg for ndax ñun ñëpp dañuy foone dañuy téen pour xalaat nañu bàyyi téen pour xalaat nañuy sëgg léegi di xalaat lan moo nekk ci suuf si lan moo tax suufu Sénégal du si naaj bi tàmpee nga gis ay étoiles yu ndaw ay lumières yu ndaw ci suuf si
loolu yëpp lan la loolu yëpp teraanga bi ñu war a jëriñ la li ñu war a jëriñ yëpp moom ci suuf si ci suuf la ñu jógee ci suuf la ñuy dellu kon la ñuy dundal yëpp moom ci suuf xel rek la laaj ci suuf la ñu jóge ci suuf la ñuy dellu kon la ñuy jëriñ doomu aadama ñëpp lu tax ñu jóge ci suuf di dellu ci suuf kon la ñuy jëriñ ñëpp moom ci suufu Sénégal suñu mango moo ñuy jëriñ day faj di ñu jox wér gi yaram donte fruit bu neex la orange Sénégal moo ñuy jëriñ madd Sénégal vitamine C la y'a d'autres avocat antibiotique fruit yi am Sénégal yëpp mooy jëriñ suñu yaram dugub moo ñu mën a tax ñu dëgër moo tax ñu mën a dund 115 ans laaxu bisaab laaxu Dakar buy loolu yëpp li ñu jëriñ yàlla def na ko suñu weewu tànk nañuy sëgg di xalaat nañu bàyyi sigg bi parce que doo siggee rek yaa ni xalaat Europe États-Unis laa mën a dem pour tekki fii laa mën a dundee pour tekki suñu Sénégal nañuy xalaat ci suuf nañuy sëgg di xalaat ndax la ñuy jëriñ ñëpp moo ni suñu weewu tànk on a tout pour réussir li si des rek li ñu xañ rek mooy mag ñu bon yi mag yi mën a duul yi avec la langue d'autrui ak waa université ak ñi ñuy wax ñooy intellectuel ak ñi ñuy nax il faut être face ñu xeex ak ñoom ci côté yëpp ndax combat bi Sénégal foo laal day métti ku si nekk rek war nga am un propre combat boo war a mener sur le Sénégal moo xam sur l'agriculture la moo xam nekkin yi la moo xam jikko yi la moo xam doxalin yi la chaque am na combat bi nga xam ne doo ko xoolee ba xool man fii laa mun a jàpp ci combat bi man si xale yi laa mun a jàpp man si femme yi laa mun a jàpp man si agriculture laa mun a jàpp man si science laa mun a jàpp man si l'emploi des jeunes laa mun a jàpp ku si nekk rek am nga cër boo si mënee man si conseiller xale yi laa mun a jàpp ku si nekk à le droit ak devoir ni ngay layoog sa borom du ëllëgee réew mi bu si kenn wax ni rek man dénkuñu ma man liggéeyuma si état Sénégal rek man sama yoon nekku si man damay essayer rek réussir ma vie pas de réussir la vie man damay essayer rek am sama kër am sama oto am sama jabar man damay essayer rek du ma bëggee tukki du ma bëggee faju li si des Sénégal sama yoon bu ñu dundee loolu ça veut dire que faire ma vie yem ci man kese mais est-ce que du ma sàmmee sama njaboot est-ce que du génnee ay moromam ak ay dëkkandoom est-ce que li ma liggéey ba tabax ko est-ce que duñ ko yàq mais bés bu ma ko yaatalee être un visionnaire comme Ousmane Sonko être un visionnaire comme Cheikh Anta Diop être un visionnaire comme Assane Diouf comme Ousmane Tounkara yéene ñëpp li ma yéene sama njaboot ça je serai quelqu'un ça je vais réussir ma famille va réussir samay setaati set réussir ñu am un projet de vie extraordinaire li kay yi nëpp li fi Cheikh bind Sëñ Touba bind Omar Blondin Diop bind Mamadou Diop bind ñu bañ ñu ko jàngal bañ ñu jàngal suñuy valeur nañu sulliwaat li ñu xamul woon nañu sulliwaat li ñu fàtte woon nañu raxas bakkan bi bañ a dundee suñu bakkan mooy njëriñ bu ñuy fekkee rek ñun sénégalais yi njëriñ bu ma fekkee dama fekk si yàlla naa dee am nañu fekk si yàlla naa dee ba nga yeewu tey di dund ba yow nga doon hypocrite ne du ma fekkee lu ma fekkeewul rek du ma si sonn Sénégal suñu Sénégal la ñun ñëpp du baaxee ñëpp la baaxal on doit résister pour notre économie on doit résister pour nos droits on doit résister pour nos enfants surtout pour nos enfants man duma naan Sénégalais dafa bëgg doom sax damay tiit man du may dégg ñi Sénégalais yi dañoo bëgg doom man damay tiit ñun ñëpp bëgguñu doom ñun ñëpp bëgguñu xale parce que li ñu yàlla dénk li gën a fondant li gën a neex si àdduna muy leer ku ko am sax xam ne am nga takkandeer deewoo da ngay dund éternellement mais ñun sàmm ñu leen ni leen war a sàmmee defaruñu leen un projet de vie nu leen war a defaree man sama doom na lekk na naan na jàngi na am goûter mu génn chaque fois di romb ay taalibe mu génn chaque fois di gis ay moromam di daw di jëli gaal mu génn chaque fois gis ay moromam di agressé ngir dund mu génn chaque fois di gis ay mère yow 4 heures du matin ba 21 heures ci guddi di yendu ay paanu jët di souffrir ngir lan ngir jëriñ seeni doom jaaraama les femmes sénégalais vive les femmes sénégalais ndax gëm naa ni sax duñ leen joxoon tuba yi sax Sénégal avancé ndax dañuy wax rek jigéen ñi duñ leen joxoon tuba yi sax Sénégal avancé ndax li ñu war a xeex góor yi war a toog xeex ko
dee ngir réew mi moo ñu dese la ma leen daan wax rek dee bi ñu ragal dañoo war a dee ngir réew mi daf ñu war a jaral suñu bakkan dañoo war a gëm réew mi te gëm ne du ñu deewee ngir réew mi rek réew ñu baax bi ñu xëyee ëttar leen 14 jeunes dee si gis nañ avancement ñu dig ay milliards fii milliards laa te duñ si gis dara muy wax muy dañ muy jëf te du yegg Macky doomaraam Sall muy wax muy dañ muy jëf te du yegg Macky doomaraam Sall muy wax muy dañ muy jëf te du yegg Macky doomaraam Sall muy wax muy dañ muy jëf te du yegg wax ji neex na discours yi neex na di def discours sax da ngay mel ni yow tu n'es pas au Sénégal le discours de Macky Sall tu l'écoutes tu sais que yow tu n'es pas au Sénégal wala moom sax moo fi nekkul wala moom moo nekkul Sénégal il dirige le Sénégal mais il n'est pas au Sénégal ba kañ bëgg naa njaboot bëgg naa doom naa xeex ngir seen réussite naa xeex ngir man li ma dal naa xeex ngir li daloon naa xeex ngir ñi ko xeexoon ngir man ngir sama Sénégal baax réew mi mun na baax gëm-gëm la laaj réew mi mun na baax détermination la baax réew mi mun na baax na ci jeune bu nekk impliqué wu waruma leen bàyyi ak sama réew waruma leen bàyyi ak sama avenir lu tax man awuma liggéey lu tax man mënuma tukki lu tax man mënuma développer lu tax man mënuma am njëriñ ci réew mi lu tax man ma vie n'est pas garantie lu tax man mënuma am société de vie lu tax man mënuma am yaakaar ci réew mi ñun ñëpp a ko bokk ku ci bàyyi sa cër nag ñu jël sa cër bu kenn bàyyi sa cër muy mécanicien soudeur métallique apprenti immigré ak sénégalais koo munti doon ngay xale ngay ndaw bu leen bàyyeeg suñu réew il faut ñoom ñu bañ a am jàmm bu ñu am jàmm ci justice bi bu ñu am jàmm sur nos droits bu ñu am jàmm sur l'éducation bu ñu am jàmm sur l'environnement bu ñu am jàmm sur le projet des jeunes bu ñu am jàmm sur le politique industrielle bu leen may jàmm waruñu tëdd ba yandoor waruñu nelaw ba seen taat tàng bu leen may jàmm jooju ñu xañ jàmm jooju ñu ñu imposé ñu dund ko jàmm jooju ñoom waruñu ko am ku ma xañ jàmm ma xañ la jàmm ku ma xañ teraanga ma xañ la teraanga le Sénégal doit être debout c'est l'heure bi dafa jot cette génération nag dafa am xeexam suñu mag ñi seen génération dañ ko xeex ñun ñu toog suñu génération ñu bañ ko xeex farfarloo nag on nous divise farfarloo benn parti la ñu am sax bu mu wax leen ko du Sénégal le Sénégal mooy suñu parti ñun ñëpp du Idrissa Seck du Pastef du Rewmi du ñeneen ak ñeneen du parti yu ndaw yu bees yi le Sénégal mooy suñu parti ñun ñëpp foog ñun ñu am gëm-gëm boobu ñu xeex ci benn but la résistance ñun ñëpp ko bokk képp kuy yeewoo Sénégal rek bokk nga ci résistance li Malcolm X di wax la résistance c'est ñetti mots kese pour nos droits pour nos économies ak suñu éducation ñett yooyu rek mooy résistance on doit le mener nag tous ensemble ak Sénégalais foo munti doon loo munti nekk après nag du seen waxtu réew mi ñëwee ngeen xam da ngeen ñu politique parce que man dama gëm ni du élection jotee dañoo war a waxtu réew mi du élection jotee waruñu voté dañoo war a waxtu réew mi man loolu laa gëm du élection jotee ñu waxtu réew mi ku si nekk ñu xool sa programme parce que réew foog mu am ñu koy jiite yàlla day sàkk ay nit ne tànnal leen njiit damay dégg sax léeg-léeg nit ñi di wax benn wax bu ma jaaxal nit ku nekk rek na nga mel noonu la sa njiit di mel mais ma ne Sénégalais yi xanaa seen taat la ñuy déggee nit dëkk bu nekk na ngeen mel noonu la sa njiit di mel man ma ne leen déedéet yàlla waxul loolu de yàlla waxu leen ni dëkk bu nekk na ngeen mel noonu la seen njiit di mel yàlla waxu la loolu de yàlla daf la indil ay critères ni ngeen war a tànnee njiit na ngeen tànn ku maanu ku dëggu ak ku am xam-xam yàlla dafa leen ko wax di ngeen ñu njëkkee foofu parce que démocratie bi ñu indil mënuñu tànnee noonu njiit moo tax ngeen ñi juum naan yàlla nee na peuple bu nekk nu mu mel noonu la njiit bi di mel bàyyi leen di fenal yàlla yéen sénégalais yi yàlla dafa utiliser la langue arabe la langue finie mu wax seeg ñun il a parlé avec nous doole ñu tànn njiit
ak ni ngeen ñi tànnee jabar ak ni ngeen ñi tànnee imam ak ni ngeen ñi tànnee jëkkër bàyyi leen di fenloo yàlla yéen sénégalais yi ndax seen yàlla boobu ngeen am Sénégal li ma koy wax rek yàlla bu yambar ngeen am Sénégal diine bi nekk góor ngeen bu ko def jigéen ni ngeen ñi tànnee imam noo leen koy tànnee nit ku jub ku maanu ku dëggu ku am xam-xam dooy tànn président da ngay tànn président dañuy teg candidat yi ñu xool candidat bu jub bu maanu bu ragal yàlla bu dëggu lu ñu tànnee ñu mel noonu ba pare ñu mat 10 après ku si nekk nga far ku la neex mais nan lañ koy tànnee foog nga génnee université kee toog fële am xam-xam kee toog fële yàlla may ko xel mu war a diriger réew mi du jàngul tubaab rek amul sens kon démocratie amul foofu foog nga jàng la langue doctrine mooy ki lay jàngal moo lay nax foog nga génnee foofu ba pare parce que ñu nax ñoo ñu indil jàng bi ñu war a jàng ñun ñëpp pour diriger moo tax ma ne ki lay jàngal rek moo lay nax foog nga génnee foofu ba pare moo xam duurkat nga moo xam sàcc nga moo xam rambaaj nga moo xam seytaane nga moo xam traître nga am nga 1000 sens pour nga diriger le Sénégal 1000 sens parce que sàcc yeeg doomaraam yeeg imbécile yeeg traître yeeg baadoola yeeg escroc yëpp fa la ñuy génnee université te ñoom ñoo am sens pour diriger réew mi ñu ne loolu mooy démocratie te démocratie mooy majorité l'emporte mooy population bi ñi si ëpp 70% yëpp jànguñu kon foofu la ñu war a tànnee président ci 70% yi parce que majorité l'emporte nañu waxtaan rek ñoom intellectuels yi ñoom ñoo fi indi ni démocratie mooy majorité l'emporte seen xeetu démocratie bi man laa xamul man je me pose des questions man dama jaaxle si yéen mais nag sama gars yi bu ñu fàtte Ousmane Tounkara la may wax rek du fekkee ni da nga doon nit ku sa xol rafet nga doon nit ku baax nga doon nit ku yàlla nattu pour nga jiite nga doon nit doomu aadama li yàlla wax ci critère doomu aadama yëpp nga doon nit ki nga xam ne ni yàlla jox na la cër ci àdduna ngir ngay àtte wala ngir nga diriger ngir nga yor dara alalu askan bi du fekkee ni loolu yëpp téye nga ko doo am temps ak jot di fenal ay nit naan ay terroriste nan doo am temps am jot di détruire jeunesse ay ñoom ndongo 21 jeunes nga dugal leen ci kaso bi doo am temps di yàq deru Assane Diouf doo am temps di jël Guy Marius Sagna Clédor Sène di leen yóbbu ci kaso bi ndax ñoom dan na la wattul réew mi sonn nan xale yi liggéey ñu xale yi xiif nan mbay mi doxul élevage bi doxul autosuffisance bi ñu digoon aar yi gisuñu ko ñooñu dañoo wattu réew mi doo am temps wu détruire ñooñu doo am temps wu yàq doomu aadama yooyu mooy wane ni yéen ñu dénk gouvernement homme d'état homme politique yéen ñu bëgg yor suñu réew tant que amu leen ay coach yu mel ni Assane Diouf yu mel ni Clédor Sène yu mel ni Ousmane Tounkara yu mel ni Ndongo Diop doo leen nekk ay doomu aadama nekku leen ñu soxla moo tax chaque fois rek diw warul wax ndax ma am pouvoir diw dama koy noot ndax mun naa ko noot diw dama koy yàq ndax jekku naa ko xuloo mooy suñu Sénégal nañu wàññi wax ji te jëf ndax doomu réew mooy tabax réewam nañu bàyyi di sëlmoo suñu rongoñ li ñu dal yàlla teguñu ko ñoo ko teg suñu bopp li ñu dal ñun ñoo si découragé li ñu dal ñun ñooy abandonné lu ñu dal ñun ñoo jël rek yàlla te yàlla nekku fi ñun ñooy xalifa yàlla nit moo defar lumière nit moo defar télé nit moo defar frigo te am nan ay doomu sénégalais yu am xam-xam boobu am nan ay doomu sénégalais yu mun a defar lépp lu doomu aadama di defar ñun yàlla may nañu ay doomu sénégalais yu ko mun defar ni ñu gëm la vérité n'est pas blanc la vérité est noire la civilisation est née en Afrique l'Afrique est le berceau de l'humanité les plus grands savants c'était des noirs gëm leen seen bopp yéen nit ku ñuul gëm leen seen der mettre leen en valeur seen peau moo gën a baax mettre leen en valeur seen karaw moo gën dëgër mettre leen en valeur seen bakkan moo dàq nooyi mettre leen en valeur seen tuñ moo gën rafet mettre leen en valeur seen ressources minières seen agriculture seen pêche mettre leen en valeur yéen seen mbokk sénégalais bés bu ñu waxee ni kii sénégalais la nga wax si moom wax bu rafet kii doomu Afrique la nga kontaan si moom on va se mettre en valeur na ko nekk xool sa moroom
nga xam ne moo nekk sa reflet si moom nga war a xoolee yow sa bopp si moom nga war a jaamoo yàlla si moom nga war a jiit teraanga balaa ngaa laax jaay laax lekk. Sénégal c'est un pays teraanga danga ko bokk suñu biir ba pare balaa may jox ndayam yow teraanga bi français bi wala japonais bi wala américain bi ma jox ko sama mbokk sénégalais bi toog ci buntu kër gi di yalwaan. ku si am ganu tubaab sa néeg ngay jox ndayam te chaque jour nga romb sénégalais si mbedd bi muy yalwaan chaque jour nga toog sénégalais si mbedd bi nga gis ko mu torox. kon balaa ngaa laax jaay laax lekk baa leen seen jikko hypocrite boobu Sénégal dëkk teraanga la teraanga bi ñun da nga ko sekk suñu biir ba pare on en a besoin ku si nekk da nga soxla sa moroomu sénégalais teraanga bi niveau bu rafet sekk teraanga defalante lu baax da nga ko sekk suñu biir ba pare jëwante teraanga suñu biir ba pare ndax ñun ñoo ko gën a soxla balaa ma koy defal beneen dëkk wala beneen xeet ma defal ko sama mbokk sénégalais ba pare. gars yi di leen wax yaa salaam di leen bëggee yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax maximum de partage xam nga rek ndongo bu ñu ko fàtte bu ñu fàttee Ousmane Tounkara ku si mën jàpp si xeex Ousmane Tounkara bi nga bëgg bind email bi gars yi dugal nañ ko ousmane@point yéen ñëpp ni ngeen ci jàpp ndongo tamit bu leen ko fàttee liveur yi bu leen fàtte ndongo def la leen ko ay live ñi koy posté gis nañ ko OSR la gis nañ combat bi ngeen ñu mëne si activiste yëpp si Ousmane Tounkara si Ndongo Diop ak Assane Diouf ñoom Karim gis nañ yéen ñëpp combat yi ngeen ñu mëne si combat bi di leen wax yaa salaam di leen bëggee yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di nuyu ñi ma teewlu ñëpp déglu ma ndax déglu moo gën metti du ma fi waxee loo xam ne rafetul sama coobare bopp la du ma fi waxee lu baax yàllaa ma fa wax loo di nuyu yéen ñëpp nekk si commentaire bi mu positif mu négatif yéen ñëpp maa la ñu wax jërëjëf on doit gagner ce combat nan ci nekk bu ñu tàyyee le Sénégal nous appartient yàlla ñun lu ko dénk yéen la jeunesse yàlla yéen la dénk réew mi on peut le faire ni ñu gëm ni rek on peut le faire nan ci nekk yàlla dina ñëw ku yàgg ci teen bi bat fekk la fi na nga ko gëm mun nañ ko am nañ ko on va le faire tous nag ensemble ñun ñëpp ensemble surtout les femmes nekk leen yéen jigéen ñi man dama leen ñi ñaan yàlla rek nekk leen si bu leen tàyyi ku leen saaga ngeen muñ ku leen jën caga ngeen muñ ku leen xas ngeen mun nekk leen si combat bi parce que yéen man tant que maa la ñu gis si combat bi rek damay motiver wu jaaraama les femmes sénégalais vive les femmes sénégalais on est devant vous on est derrière vous on est à côté de vous yéenay suñu ñegañaay yéenay suñuy conseil yéenay suñuy yaay yéenay suñu xarit yéen la ñu bëgg jàpp leen ci Sénégal seen Sénégal la yéenay jur ñëpp yéenay jur góor bu réussir ak góor bu réussir gën leen sàmm éducation xale yi gën leen conseiller seen jëkkër yi ndax dañ naan du diw baaxee ndayam moo ko liggéey ma ne déedéet du diw baaxee ni baaja yoree ndayam la kese doom yu baax kon yéen jigéen bu bon amul xëy na nag ngeen def ay jëfin yu bon góor bu bon amul xëy na nga def ay jëf yu bon yàlla du sàq lu bon te ñun yàlla jox nañu les meilleures femmes du monde jigéenu Sénégal moo gën ci xeetu jigéen yëpp kon gën leen jublu ci éducation bi jublu ci dëkk bi yéenay defar kër yéenay defar góor yéen la yàlla di dénk xale kon yéen jigéen ñi mun ngeen defar seen Sénégal defar leen seen Sénégal ndax yéen a njabootee ñëpp ngir sénégalais yi baax ak jaaraama yéen ñëpp wasalaam. Moustapha ziar naa la gën naa la dégg nag Moustapha Diagne man lay ziar sama gars yi di nuyu ñëpp di nuyu waa Genève man la ñu nuyu Maro Sarr ziar naa la gën naa la dégg yow tamit yéen tamit Maro Sarr je vous lance un appel yéen war ngeen soutenir Nations Unies droit de l'homme bu nekk Suisse ngeen bind fa lettre pour Ousmane Tounkara ngeen wax du demee Sénégal dañ ko nar a rey Macky Sall il est prêt à le tuer moo ngi koy pareel ci kaso bi mu ko nar a dugal mooy fi mu dugaloon Mamadou Dia ba mu gumba foofu la bëgg dugal Ousmane Tounkara il va lui faire fermer les yeux wala mu rey ko kon taxaw leen si yéen waa Suisse am ngeen possibilité bi ngeen gis le journaliste sénégalais ki bu nekk Nations Unies ak le juge sénégalais bu nekk Nations Unies ngeen dem ngeen seeti leen ñu jéem a jàpp si affaire Ousmane Tounkara parce que on peut le faire ndax Ousmane Tounkara génn moo nekk suñu ndam képp kuy activiste wasalaam sama gars yi. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.